ITV jageen jëf ci ànd bi ak ñun xabaaru marax yi li gën a fees ci xabaaru marax yi bokk na ca ni tolluwaayu réew mi ci biir Sénégal mbas maa ngi lëmbee lu ni mel tax na ànd ak inondation mbënd mi lëmbe ci banlieue bi ñu déclenché plan Orsec ministre bi dénk kaaraange réew mi xuusoon démb ci banlieue bi mbooloo mu sakkan génn ci mbedd mi yuuxu alkaati yi génn sànni lacrymogène daañu xuus ànd ca gëstu Boubacar Dieng ci biir xabaar yi dal ci bokk itam lu soxal ki fi nekkoon ministre bi dénkoon diwaanu Sénégal Aliou Sow yëkkati kàddoom ci mbënd mi nee na nguuru président Sall dañoo wone ak cuune ci wàllum yorenu mbënd mi moo nekkoon tey ganu Tok-Tok Sénégal daañu ci ñëw ànd ci ak mi ngi Maram Ndiaye ci biir xabaar yi dana ci bokk itam ki fi nekkoon député Thierno Bocoum jibal kàddoom tolluwaayu réewum Sénégal jibal na ca kàddoom tey jileem wax na ci lu bari ci politique gu Sénégal ba ci coalition bii ñuy waaj a taxawal nee na coalition bi ay calcul politique moo ko lal daañu ko dégg ci biir xabaar yi. Amath Dansokho bis ni tey la woon ñaari at boobaak léegi génn na àddunam jàmbaar ku nekkoon xeex ngir démocratie bu Sénégal taxaw tey jii ñu koy fàttaliku daañu ci ànd ak lim fi bàyyi ci ndono ak ña ko doon ñu koy doxal daañu ci ànd ak gëstu Pape Alioune Sarr nit ki ñuy songu faram fàcce gi. gërëm leen ci ànd bi ak ñun ci ITV tàmbali xabaaru marax yi ci mbirum mbënd mi ci biir Sénégal gii yàlla saa ngi dotti ay waame fu bari ci réew mi di tëmb Kër Massar ak jàpp Caaxoy askan wi génn ci mbedd mi yëngu-yëngal nguur gi déclenché na plan Orsec ngir mën a seppi askan wi ci ndox mi ministre bi dénk kaaraange réew mi Antoine Félix Diome gont na gën a si démb duggoon ci biir banlieue bi ay morso yu xong lu ci bari ak i manifestation moo ko teeru ñëwaat ca la xewoon démb ànd ci ak gëstu Boubacar Dieng. foo xool ndox ngay gis Diamaguène Poste Thiaroye Sicap Mbao Lansar Diacksao ay gox yoo xam ni ndoxub taw mi dafa fees dell file nag charrette yi ñooy amal dem beeg dikk bi lu nu mel askan wi du ko dund def na léegi fukk ak juróom benni at. lii nag boo ngeen gisee population bi yëpp génn dañoo sonn depuis 2005 lii la ñuy dund bu tawee ñu indi moto pompe yi pompe ndox bi bu jeexee chaque année ñuy dund loolu 16 ans de calvaire dafa métti actuellement nii Diamaguène Poste Thiaroye yi ba Sicap Mbao li gën a métti waxuma sunu kër yi fees waxuma kër yi fees waxuma mosquée yi fees waxuma église yi fees mais fi nga xam ne tey jii bu nit ñi génnee àdduna fa lañ leen denc 7 jours a ngi ni mënuñu faa denc nit mu fees dell ñu woo autorité yëpp yi nga xam ne ñoo ngi fi dafa ñu ci dara. sonn nañ torop ñun population bi sonn nañ dañoo sonn. beneen bërëb Kër Massar ñu ngi cité Camille Basse jàkkaarloog cité Parcelles Assainies nga xam ni ndox mi dafa fees dell. waaw impact yi ça fait 2 ans ngi ni ñuy dund loolu voilà donc métti na trop ndox yi assaillir na suñu kër yëpp vraiment métti na ñi ñaa ngi toxu ñi ñaa ngi génn vraiment doy na waar daal doy na parce que dispositif bi ñu mettre en place moo baaxul parce que mënoo defar benn canal yeggul ndox bi déversé wu cité jàmbur te amul indiloo leen benn solution le ministre bu ñu waxee mu ne situation bi n'est pas encore alarmante parce que trait bu rouge ba ngeen di gis yeggagul foofu mais ndox bi génn fii surplus bi mooy génn cité Camille Basse donc surplus boobu bu tegu woon fii heure bi Zodiac yaa ngi tegu di génn mais ministre bi kenn mënul xam lan la day taxaw à la télé naan léegi naan ouvrage yi achevé na presque à 95% alors que c'est pas la réalité ñun ñi nekk fii ñoo ko xam am ñoo xam dañuy nax population bi di leen lëre situation bi moo duñ ci continuer dafa metti yeneen i askan yoo xam ni ñu ngi dund ci ndox mi mooy ñi dëkk fii ci cité Double Less nekk ba léegi ci Kër Massar file nag mbooloo mu bari moo teeru ministre bi askan wi di wane seen naxar. boo demee unité 12 14 15 nga ñëw quartier Folatan yi ay Amdala ay daaray kaamil ñëpp ñu ngi entecté ci ndox bi suñu place yi ñu ngi nii ci marché bi ay millions ya nga xam ne marché yi suñu yaay yi sax lalatuñu
dañoo mujjee obligé génn ñu leen di aal ay bayaal nga xam ci la ñuy lal di jaay depuis booba tey depuis en 2005 ba tey ci situation yi la ñuy dund. yile askan nag bëggatuñu dégg mbirum plan Orsec. waaw mais plan Orsec mënul nekk chaque année solution ba kañ plan Orsec ba kañ mais situation bi durable lañ bëgg daaw taxoon nañ fi wax on décanté ay milliards pour loolu mais pour man jàpp naa cette année waruñu woon dund li cette année nga ñëwaat ni plan Orsec l'année prochaine encore plan Orsec mais plan Orsec ba kañ mënuñu dund loolu. li ko dalee Thiaroye-sur-Mer cité Double Less cité Camille Basse ba ci cité Parcelles Assainies fépp rek askan wi wane nañu seen naxar gannaaw bi mbënn mi yegsee seeni diwaan daanaka sax ci cité Double Less kii di Antoine Félix Diome ndaw ñi dañu ko doon yuuxoo yooyle ndaw nag pare guñu ci xeex bi. chaque jour liggéey chaque jour préfet chaque jour sous-préfet ñu ne ko ñun nag dañoo sonn mën nañu chaque bu ñu xëyee bàyyi lépp lu ñuy def dem xeex lu ñu am jël bu ñu yàkkee suñu bakkan ñu xam daa am loo xam dañ ko doon xeex te dañoo war parce que ñun Sénégal lañ dëkk. Boubacar Dieng jaajëf moo nekkoon ci banlieue bi àndoon ak ministre bi dénk kaaraange réew mi demoon seeti fu mbënd mi toll loolu sax wàllu mbënd mi ki fi nekkoon jëwriñ bu dénkoon diwaanu Sénégal ay jamono nee na fi ñu toll ni tembem ak lajji moo am ni nguur gi fi nekk tey yore mbënd mi dëppool ak xarañaay ko ko wax mooy Alioune Sow moo nekkoon ganu toog Sénégal jàpp na ni fi ñu toll ni tembem taxawal ab ministère buy saytu wàllu gu ni mel moo cay pexeem mi ngi Maham Ndiaye. bëri na tey jii gox yoo xam ni ñoom ñëpp benn jooy la ñu am muy li nga xam ne rek moom moo di mbënn mi mu doon loo xam ni daanaka at bu ne léegi ñu tàmbali ko ak gis fii si biir Sénégal moo ne de nguur gu fi nekk 2012 tegoon nañ ab plan décennal plan boo xam ni fukki at la waaye dara doxu si su gis-gisu ki nga xam ne rek nekkoon na fi jëwriñ bu ñu dénk collectivité locale yi di Aliou Sow. ñoom bi ñuy ñëw fekk nañ fi ñu defal leen plan yu mag bàyyi leen ko fi ak projet yu mag. projet bi ay ñaata milliards la woon ak banque mondiale li ñu waroon def jàngat yëpp étude lépp defoon nañ ko léegi jafe-jafe yëpp joxoon woon nañ leen ko lañ ciy saafara woon nañ leen ko ba pare bàyyi leen ci alal joo xam ne dafa waroon ñëw continuer liggéey loola ñu teg ci beneen plan ba tey ji lu yées liñ doon dund ci mbënd te ñoom ba ñuy jël nguur ga te diggoon dañ ko fi jëlee moo fi am tey ci àdduna ci réew mi ko li muy tekki loolu mooy tële mooy lajj mooy xereñ gu matut wala dogg gu matut. Abdou Diouf ba Macky Sall jaar ci Abdoulaye Wade daanaka ñoom ñëpp daanaka seen loxo taqee na ci mbënd mi ci gis-gisu ki nga xam ne rek bokk na ci Haut Conseil des collectivités territoriales moom nag jàpp na ni njiitu réew mi fi ne jamono ji amu ci nag benn lay. te xam nga mbënd mi li doy waar mooy fa am ren fa la amoon daaw fa la amoon daaw ji fa la amoon fukki at ca ginnaaw fa la amoon ñaar fukki at ca ginnaaw loolu li mu tekki mooy bu nekkoon lu fël lu bees la. mu nga ne sax lii sax xëy na leneen lu bett nit ñi la mais lam fa mu doon am jógewu fa mooy lañ fa war a def ba mat sëkk defuñu ko daaw non xam nga daaw président dem na Kër Massar def mbënd ba xuus fa lam tontoo mbënd ma mooy lan dinaa leen defal département may dëggal département baax na waaye matul ci tontu pour saafara jafe-jafe yi. gannaaw ba mu defee seetlu gi moom njiital mouvement des patriotes pour le développement MPD liggéey jàpp na ni ay saafara ngir mbënd bañ a amati lu mën a nekk la. na jël taxawal benn ministère boo xam ne nekk ministère bi yor wàllu kaaraange protection civile ak xoddeeku ak yorinu lépp loo xam ne ni ay musiba yu am ci réew la ci li ñuy wax ay catastrophe mooy ministère de la sécurité publique de la protection civile de la prévention et de la gestion des catastrophes. na def lu mel noonu dinde ko bàyyi ñële ñu toppatoo mbiru yeneen mbir léegi plan bi nga xam ne mooy plan national aménagement ak développement du territoire boobu plan boobu lu nit contre Macky Sall nguuram war nga nangu ne dañ ko tëggee ñoŋ na baax na te buñ ko jëfee Sénégal dina jëm kanam. moom Aliou Sow ci biir au conseil des collectivités territoriales moom la ñu dénk commission bi nga xam ne rek moom mooy saytu tey xayma li nga xam ne rek moom mooy politique lu jëm ci wàllu décentralisation waaye tamit lu jëm ci li nga xam ne rek moom mooy dëkkin wi moom sax mu ñuy xamal ni laataa sax nawet bi di ñëw jotoon nañoo déglu ñi nga xam ni seen loxo taqee na ci yoronu lépp li nga xam ne rek moom moo di inondation. mi ngi Maram Ndiaye duñ la bàyyeegu nag Alioune Sow gan gi ndax moom kàddoom jot naa yëpp jëm ci tolluwaayu réew mi ak troisième candidature président Macky Sall lam ci jëbal ci kàddu la ni boo ko teewlu. man dama jàpp ne waru koo jéem
waru koo nekk waru koo xalaat sax gor ca wax ja beneen ba mooy man bu ko nekkee dafa forcé ñu seetaan ko damay ñaan sama borom ma bokk ci muy war a jonganteel pour ñu wan Sénégalais yi que ginnaaw moom lu fi réew mën naa continuer tàbbi si yoo xam ne ni ci bëgg réew ma ci xereñ ci xam réew mi ak ci bëgg koo ñoŋal ma nga ca ñoom lu raw moom parce que bu ñu fàtte aussi moom président nekkatul ndaw ay weer ci kanam ci la war a dem à la retraite de juróom benn fukki at ay weer ci kanam da koy bu doon ab fonctionnaire day retraite dem toog këram defi leneen ndax xam ne réew mi am na ci rakkam yoo xam ne ni mage na leen fukki at ak ñeent wala fukk ak juróom wala ñaar fukk yoo xam ne gën leen bëgg réew mi ëpp leen xam-xam am nañ jaar-jaar ni moom ba ñuy doon lu mag pour yoroon réew moom xëy na doonu ko woon. li may gis muy jafe daal mooy lu mu ko jaral bu ko jaralee askan wi rek dina taxaw te mu delloo ginnaaw parce que li may gis nag askan wi ko mën a taxawloo te askanu Sénégal ku leen xam ne mën nañoo muñ mais am nañ fulla am nañ fayda man de moo ne kon ku koy xelal daane ko bu ci dugg bu ci génn ñu la ciy dugal ñu ngay sàmm seen intérêt seen gundaandaat ak seen i poos ak seen bakkan na nga ci génn am na fooy toll Sénégal wàccoon ak président Macky Sall. mu doon kàddu ko Alioune Sow nekkoon nga toog Sénégal xibaar yi wéy ci beneen acteur politique bu gontu jibal kàddu moom itam mooy Thierno Bocoum moo fi nekkoon député tey moo jiite mouvement Agir nee na fi réew mi tollu tey war nañoo gën a xool koppar gi nañ koy yore waaye itam kàddoom jot naa jëp ci politique bi élection locale yi ndëgmal ak coalition yi opposition bi tàmbalee taxaw jàpp na ni am na coalition yoo xam te ni daal ay calcul kese moo ko lal ci wàllum politique Thierno Bocoum ak Abdou Teddy Sow Souleymane Diallo. ñooñu waxuma ak ñoom dama ne Khalifa Sall Ousmane Sonko Karim Wade yéen lay waxal mais ñett ñooñu laa wax ñett ñooñu lu ñu waroon def defuñu ko dañu waroon liggéey pour opposition bi ñu dajaloo te figurez-vous cette coalition là dañ ko togg pour non seulement local yi mais pour législative yi ak présidentielle yi ñu xool lu ñuy contrôler élection maanaam ñoom suñu demee ba teg seen mbir ñeneen ñi nañu ñëw ñaan rek pour ñu dugg wala ñu dem jël seen yoonu bopp loolu mooy dajale opposition loolu mooy tax opposition nekk benn loolu moo fiy jëlee Macky Sall une coalition de pression te ñun bokkuñu ak ñi ngeen di xoyee su ma toogee def la lii su ma toogee jox la lee et cetera parfois on fabrique des monstres à travers des coalitions yoo xamante ne du intérêt réew mi moo ko teg nañu xool nu ñuy arranger suñuy mbir écarter ñeneen ñi jël position taxaw j'ai espoir que ne dinañ revenir en de meilleurs sentiments que pour moi c'est une alliance contre nature nañu wax la pertinence de préférer à la place d'appeler tout le monde de préférer appeler ces cadres-là nañu toog conférence de presse wax leen ko. L'enjeu ce n'est pas le départ de Macky Sall. Macky Sall dem na ba pare c'est son dernier mandat. L'enjeu c'est le remplaçant de Macky Sall c'est ça l'enjeu ñoom seen mbir seen xalaat foofu la nekk. mu doon kàddu député bi woon Thierno Bocoum xabaar yi wéy keneen ku ñuy fàttaliku tey jàppale ko Sénégal du ko fàtte mukk mu nekkoon acteur ci wàllum politique yi fi nekkoon ministre d'État waaye itam nekkoon fi njiitu PIT di Amath Dansokho mais tey jàppale ñaari at ci tey ba mu génne àdduna ak léegi waaye Amath Dansokho nekkoon ko doon xeex ngir démocratie bu Sénégal ba sax jël ay ngànnaay ngir xeex jamonoy PAI ak Massoud Diop moom moomee tey dem na waaye bàyyi na fi ndono gi ñim ko war a seqal ak ñi ko saytu tey fuñ ca tollum ñëwaat ci ànd ci ak gëstu Pape Alioune Sarr. Magie xarale yu yees yi tax na discours am ba léegi jógewu fii ku koy seetaan nekkoon nongoom nag di xool ba léegi di déglu discours maître bi nga xam ni jëloon na politique def ko sujet am benn thème di engagement. li mu fi jëlan la naan saxoo li fi jëm mooy koo xam ni dafa taxaw farlu mu jaral ko lu ne ci li nga xam ni depuis 1972 moom la parti bi taxawaloon mooy lan mooy ñu dépassé bu fekkee ne Sénégal moo la ñor
ñu dépassé li ñuy wax divergence idéologique mooy sa gis-gis ci àddina gis-gis ci àddina wuute na ñu dépassé aussi li ñuy wax ni kujje nga nekk ci pouvoir wala ci opposition. ñaari at ginnaaw ba mu génnee àdduna ku jiite woon PIT daal di bàyyi vide bu yaatu nekk champ politique boo xam ne si ñi ci nekk ngir ñu juboo ci ay poñ. bu fekkee ni yow sa gis-gis rek nga topp ni nga gisee àddina noonu rek nga topp da nga wéet ndax yàlla mayul kenn kattan boo xam ni sa gis-gis moom mën a ko mën a imposer ci àddina yàlla gis-gisam rek moo mën a imposer woo ma yow gis-gisu doomu aadama nga ne am na sama gis-gis moom lay imposer du jàll mukk moo jëlee sa gis-gis d'accord ni keneen mën na am gis-gis ngeen wala nga seet ak ñoom nan ngeen mën a def pour mën a defar réew mi jële ko ci coono loolu lañ décidé woon depuis 2012 depuis 1972 Dansokho taxaw ci te loolu ñuy mëbatoon 1972 1989 dana ko firndeel tuddee ko stratégie de la rassemblement boo xam ni day dépassé gis-gis yu wuute ak kujje. Aliou Tine di continuer ba léegi di ibbi li nga xam ni mooy page héritage Amath Dansokho moom mi nga xam ni cheminé na ak moom mi ngi naan jamono ji jafe na nga gis ku mel ni Amath Dansokho lu waral lii mooy xarala yu yees yi. temps Amath du temps réseaux sociaux yi xam nga fi mu ne nii époque bi dafa basculer mode de communication bi dafa basculer culture xale yi dafa basculer ni ngay amee impact. booy jël influenceurs yi mooy nombre de vues ak image ñooy ànd très souvent donc culture boo xam ne aussi nous sommes dans des circuits courts discours courts nous sommes aussi dans les images et puis ñu ngi nekk assis ci biir foo xam ne fii tamit naka laa koy waxee sax buzz donc culture boobu mooy tax mënatuñu di gëstu di dugg ci biir mbir yi di wax parce que léegi ñi nga xam ne dañuy lire sax bariwul loolu nag moo tax xëy na ñu seet ban yoon la ñuy am ba nga xam ne influence boobu nga xam ne borom xam-xam yi dañ koy am ñu continuer di ko amaat parce que borom xam-xam yi foog ñu dellu si. mu nekkoon communiste marxiste nekk tamit humaniste Amath Dansokho daal di bàyyi œuvre boo xam ne si kenn du ko naatable mu génn àdduna ci 2019 atam tolloon ci juróom-benn fukki at ak juróom-ñaar Sénégal yi di fàttaliku koo xam ne si musta jóge ci ay principe am. Pape Alioune Sarr Amath Dansokho ancien ministre bi ancien maire bu Kédougou waaye itam ancien député xeex ci tool yu ci bari jàkkaarloog président Senghor jàkkaarloog Abdou Diouf ba ci Abdoulaye Wade jaar-jaar bu am solo ngir sàmm démocratie bu Sénégal ñëwaat ci ak Abdourahmane Ly. Amath Dansokho jaar-jaaram ci àdduna kenn du ko gaaw a fàtte muy jaar-jaar gu am solo gu tàmbali ci atum 1957. muy at gu mu jënd carte membre am ngir bokk ci parti politique bi ñuy wax parti africain de l'indépendance benn at balaa Sénégal di jot ci indépendance am daanaka si la ki nga xamante ni xam-xamam kenn naatable wu ko ci wàllum politique ci bu mu nekkee ndaw xamle ñàkk àndam ak tubaab yi tax mu jiite woon ab grève ca Saint-Louis wa nga xamante ni li ko taxoon a jukk mooy Sénégal am indépendance am muy indépendance bu ñu dul négocier mais bu ñuy dem foqati ji ak ay gànnaay. ginnaaw loolu bu mu doonee ndongo fii ci Ndakaaru ki li nga xamante ni Kédougou la fekk baax ca Guinée Conakry la wuutali ji ngir jëli ji fa ay gànnaay ci atum 1959 yoo nga xamante ni Front de Libération Nationale algérien moo ko yónnee woon wante daanaka fipp boobu jëlewu ci lu ko neex ndax gannaaw bu ñu teree parti bu mu nekkoon di PAI ci dëkk bi ñi si bokkoon ñëpp dañu leen daan tax mu daw génn dëkk bi fukki at ak ñett def na ko ci àll bi Cuba la njëkkee ci la taseel ko nga xamante ni du ko ndaw ñu koy wax Ernesto Che Guevara muy ku ko doon soñu dem ba mu poussé ko mu biralaat beneen fipp wa nga xamante ni suñu dëkkandoo yi ca Mali la ko jaarale wante lu ñu doon gën di dem ñu doon may woy politique yi suñu taxawal seeni parti politique ñu koy wax it multipartisme loolee moo tax mu teg gànnaay
ci atum 1977 si lay doog a dellu si Sénégal gannaaw ab amnistie bu ko njiitu réew ma woon Léopold Sédar Senghor mayoon ñeenti at gannaaw loolu ci la parti de l'indépendance et du travail juddu muy parti bu mu nekk secrétaire général bi fanweeri at Abdou Diouf taboon na ko fii jëwriñ gu ñu dénk wàllum urbanisme ak habitat wante ndax kàddu yu mu doon yëkkati di xarab nguur gi si lañ ko wàccee juróomi at gannaaw gi ci la dellu ci kujje gi si atum 2000 ci la dem ànd ak Abdoulaye Wade ci la taxawal sax alliance gu ñu tuddee woon Front pour l'alternance fal waaye àndandoom ak njiitu réew ma woon Abdoulaye Wade doonul woon lu yàgg ndax ay weer lañu si teg gannaaw bu mu ko tabbee mu wàccee ko ndax moom Amath Dansokho mënatul woon supporter ni njiitu réew mi doon doxalee mu tuddee woon ko dérive autoritaire ci atum 2011 nag ci la doon boole képp ki nga xamante ni kujje gi nga faroon ci ab ëngamloo ci appartement wam ngir déggoo gu ñu namoon ngir jongante njiitu réew yi naroon a am ci atum 2012. Nous avons donné une riposte foudroyante à Abdoulaye Wade et à ses hommes. mu nekkoon ko nga xamante ni kenn sañuta naatable ràññeekoom ci xeex nguuru Abdoulaye Wade tax tey njiitu réew mi Macky Sall nekk ci boppu réew mi mu nekkoon ko nga xamante ni xeexal askan weeru ñoroon mi ngi génn àdduna si ñaar fukki fan ak ñett ci weeru août ci atum 2019 mi ngi amoon juróom-ñetti fukki at ak ñaar Amath Dansokho ngi nelaw ci sëg ya nekk ca Saint-Louis. mu nekkoon benn pàcc ci biir xabaar yi bu ñu jagleel fàttaliku ndemu si yàlla Amath Dansokho xabaar yi wéy ci beneen mbir mi ngi jëm ci ñii di ay soldats au Sénégal ñu nga jëm ca ki nga xam moo fi nekkoon commandant zone militaire numéro 5 mooy bataillon bi nekk di Anoko Ziguinchor ak la ko wër muy ki nga xam di kon colonel Souleymane Kandé kooke barki démb bi mu amee soppeeku ci armée bi daal dina jóge ci boobu lépp commandement waaye jaar-jaaram ci boobu lépp zone ak lam fa def ak fipp ya xeex ba mu fa sumb ba ay dëkk yu bari delluwaat te dëkk yéen jóge woon ay at baak léegi dañ ci xuus ànd ci ak correspondance Assane Ba. ñu installé ko fukki fan ci weeru octobre ci atum 2019 ci bopp zone militaire numéro 5 colonel Souleymane Kandé teeloon na wane boppam ci passation de service bi. mission fii ci biir Ziguinchor région Ziguinchor mooy ñu jàppale population yi pour ñu mën a def seen liggéey dans la paix et la sécurité que militaires yu fi nekk la donc tàmm nañ di def si sa liggéey boobu la depuis ay ati at que liggéey bu ñuy war a def léegi donc miin nañ ko militaires yi tàmm nañ ko le travail se fera très bien sur le terrain. liggéey boobu mu ngi tàmbali ci avril 2020 ak tàmbali opération de sécurisation ci biir arrondissement bu Niaguis ay villages yu mel ni Bijalu Majak Ñafena Baraka Patata Baraka Banaaw ak Bissine ñoom ñëpp dañ leen libéré ci occupation wooy fépp yi nga xamante ne ñoo fa toogoon depuis tàmbali atum 1990 yi juróom-ñetti weer moo si tegu ci janvier ak février 2021 colonel Souleymane Kandé ak ay nitam attaqué ñeenti base rebelle yi nga xamante ne ñoo nekkoon ci gox boobu muy Bamoun Bilas bu Soloum Badiong ak Sikoun ginnaaw fan yu bëri nga xamante ne ñu ngi doon pilonné ci biir àll bi armée bi récupéré ñeenti base yooyu ci base bi si gën a mag sax Badiong fa la colonel Souleymane Kandé taxaw xamle ni li waral opération de sécurisation yi. voilà sur le terrain am nañu ay genn bu baax xamante ne vraiment léegi restauré autorité état mën nañu wax ne ginnaaw bi ñu nettoyé position rebelle yu nekk ci arrondissement bu Niaguis ak ca biir Balantacounda commandant de la zone militaire numéro 5 dafa attaqué rek position rebelle yi nga xamante ne ñoo nekk ci arrondissement bu Niassia rawatina ci biir forêt bu Bayot ginnaaw ay fan yu bëri nga xamante ne ñu ngi doon jàppante ci biir àll bi armée bi teg loxo juróomi base rebelle muy Eliot Ahinga Buñak Badem ak Bagam ci gox boobu nag way fupp yi sonaloon nañ bu baax ñi nga xamante ne mooy population locale bi buñ sukkandikoo ci colonel Souleymane Kandé. Samba booy dem ci doon dogal ay nit leen gaañ ci leen dóor voilà donc depuis cette période là pour mat na léegi ñaari semaine léegi mën nañu wax ne vraiment kaaraange am na ci zone boobu ñu doon ginnaaw ñaari at yi nga xamante ne def na ko ci bopp zone militaire numéro 5 colonel Souleymane Kandé jëlee woon na fa bépp base rebelle bi nga xamante ne mu ngi woon ci front sud bi mu bokk ci 14e promotion ENOA bu Thiès ki nga xamante ne moo nekkoon commandant zone militaire numéro 5 léegi mooy jiite force spéciale yi.
mi ngi noonu moom colonel Souleymane Kandé moo jiite léegi forces spéciales yi waaye jàpp nañu ko nar a wutum ca bopp commandement zone militaire numéro 5 mooy colonel Thierno Diamé moo ko nar a wutum dañ toppaat incha allah mbir ma ca na mu gën a yaatoo xabaar yi wéy ci beneen mbir lii mi ngi soxal baykat yi nekk daanu Saloum yokkuteem engrais bi moo leen jaaxal lool li moo tax ñu ñàkk ponk bu nu ngoy nee ñu saako bi daan jar junni ak ñeenti téeméer léegi dafa law ba àgg ñetti junni ak juróom benn téeméer ko yokk gi foo ko takk jéggi na ko li moo tax ñu fëgg seen gémmiñ yuuxu jëm ci nguur gi ñu xuus Saloum ànd faak Adama Sarr. kuréel gi ëmb distributeur ak producteur agricole bu Sénégal nag jamono ji jaaxle nañu lool ba nawet bi dooree ba léegi dey li nga xamee ne moo di engrais jafe na leen lool ñoom nag ñuy jàm baaraamu tuuma ñii di waa ICS ak tamit nguur gi. parce que état du Sénégal joxe na ren 145 000 tonnes jusqu'à présent nawet bi tey la 21 août 50 000 tonnes demagul ba léegi engrais bi presque 100 000 tonnes yi des bu ñëwee du am benn impact ci nawet bi te loolu état bi dina ko fay li ñu koy ñaan mooy engrais bi muy subventionné di ko joxe ñi mu koy jox yeggul ci baykat yi engrais bi yegsiwul ci baykat yi chaque année mu génnee budget ëpp 100 milliards budget engrais ne da koy jox baykat yi mais xaalis boobu yegsiwul ci baykat yi. ñoom nag nee nañ ni ki daaw jotoon nañ lu toll si 20 junney tonnes jëm ci wàllug engrais wante ren jii nag moom 3 junney tonnes dong la ñu jot. ñun jaay nañu 20 000 tonnes daaw mais ren 3 000 tonnes la ñuy jaay kon engrais bii génn jugee ICS engrais état la pourquoi état bi subventionné ko mu war a jar 7 000 muy jar 14 000 15 000 li waral loolu mooy ñi koy génnee war ko yóbbu ci point jox ko baykat yi joxuñ ko baykat yi dañ koy jaay ci marché bi engrais bi li jot a génn bariwul te lii génn baykat yi jotuñ ci dañ koy jaay ci marché bi état bi nag li ñu koy ñaan mooy mu libéraliser engrais def ko comme ciment ak ceeb ak fëriñ ku bëgg engrais rek dem jënd ko ndax li muy subventionné doyul. jamono ji nag lii di saako engrais jóge na si junne ak juróom-ñetti téeméer jëm ci 3 junne ak juróom-ñetti téeméer. jaajëf Adama Sarr lu di mel du tàbbi ci nëbbuto dañ toppaat loolu mbir incha allah ci na mu gën a yaatu ak bànqaas bi saytum wàllu guni mel xabaar yi wéy ci beneen mbir li mi ngi soxal mbirum tàggat yaram sunu gaynde yi ña nga ca Kigali di waajal Afrobasket bi lu di mel tax na ba Sénégal doonoon def jongante xarito seen digganteeg waa Kenya Sénégal moo leen daal di daan juróom-ñaar fukki pañem ak ñeent ci juróom-benn fukk ak juróom-ñaar lu di mel tax nañu ni loolu am na xel mu dal sunu gaynde yi ñu xuus ca correspondance ban fay àndal sunu ndaw ba ñu fa nekkal ca Kigali di Seeku Seydi. waaw bu jafewoon loolu équipe Sénégal bi ci kanamu waa Kenya nga xamante ni ñoo gënoon a soxla bii la jongante donte sax Sénégal moo dominé ñaari carton yu njëkk yi 40-28 adversaire bi daal di ñëwaat ak doole gu bëri. ñu am lool réussite ci tir à 3 points waaye itam agressivité bi ñu amoon ci solo lool bii doon juróomeelu ndam bi nga xam te ne gayndu Sénégal amal nañ ko ci préparation bi ñu amal waaye match bi moom kontewul ci bilan yu sélectionneur bi di tiré. bi ñu ñëwee fii ba léegi bii mooy suñu premier soo boolee séance d'entraînement wala match donc li jafe mooy condition terrain bi peut-être nekk ñu woon pour jouer match ñun xalaatoon nañ sax bañ a jouer mais bon bi ma laajee joueur ñu ne bon comme loolu fi am ma ñu jéem a ñàkk tuuti donc moo tax tirer conclusion côté basket dafay métti trop parce que li ma waxoon suñu joueur yi mooy fexe leen daw voilà soo leen amee tir jël leen ko mais bu kenn risque dem panier bu kenn risque jël situation xam daal mën na gaañ nit voilà parce que terrain bi nekkul terrain condition ci équipe bu toll suñu équipe. match bi ñu ngi koy amal ci centre bi ñuy woowee Green Hills di parquet boo xamante ne baaxul dara waaye tax na gaynde yi amal seen jongante bu njëkk ndax bu ñu ñëwee ba tey jotuñu tàggatu. terrain bi si calendrier bu ñu jox duñ fa entraîner benn yoon donc bon président bi ak général manager wax nañ leen ko donc président bi mu ngi koy toppatoo parce que règlement bi dafa ne ñun war nañ fa entraîner minimum benn yoon donc moo tax bon ñu ngi xaar mais suñ fa entraîner moo gën parce que au moins xam nañ ne piste boobu baax la piste bi ñuy entraîner suba xamaguñu sax moo tax peut-être dinañ jéem a dem tey xooli ko ba xam ndax est-ce que am nekk ñu ci condition yoo xam ne dinañ ci mën a liggéey. ngir ñëw ci capitale Rwanda équipe nationale bu Sénégal amul vol spécial dañoo mujjee jël ñetti vol maanaam ay escale yu bëri ngir mën a yegg waaye coach bi ak groupe am jàpp nañ ni loolu du dara. Le voyage était long
mais bon je pense que c'était le meilleur voyage bi yombul woon noonu ndax jógee Dakar ñëw Kigali directement nekkul loo xam ne dafa yomb wante yegsi nañ ci jàmm kon nag bon alhamdulilah fanaanuñu ci yoon bi loolu rek moo ñu ëppaloon solo yenn ci bagage yi dafa réer waaye gis nañu bagage yu ci bëri ñaar rek moom moo des yu ñu gisagul ñoo ngi xool nu ñu def ngir gën a waajal suñu bopp ngir mën a nekk à l'aise. Sur les conditions qu'on a c'est bien. Fédération sénégalaise bu basket dina envoyé correspondance réew mi nga xamante ne mooy dalloo jongante bi di Rwanda ngir rek ñu mun a tàggatoo ci Kigali Arena di stade bi dalloo afro basket bi di ab jongante boo xamante ne dina tàmbale talaata bi Saykou Seydi Kigali ngir groupe Omedia Invest. Saykou Seydi ca Kigali fàttali ni Sénégal dina jongante bu njëkk incha allah àllarbam digganteem ak Ouganda lay doon dañu toppaat lépp incha allah sunu ndaw ñu fa nekkal Saykou Seydi ak équipe am. leneen ba tey ak li nga xam mooy basket bi ki nga xam moo di président fédération bi nekk basket bu Sénégal maître Babacar Ndiaye kàddoom jëm na ci wàll gi dafa rafet la bu baax fi Sénégal jaax ba toll fii tey kon yaakaar am na ñu teewlu Babacar Ndiaye ak Saykou Seydi. Dakar lañ ko commencé waajal ko def un tournoi international également à Dakar avant ñuy départ nag dama woon entraîneur bi ak l'encadrement technique yëpp ñu def réunion. mais daal ñoom dinañ kontaan nañ ci préparation bi amul dara lu ñu wax les primes de qualification et de participation sont disponibles ils seront payés aujourd'hui même donc mënuma joxe montant bi nag mais li si am solo rek mooy dinañ ko fay maintenant le reste léegi rek ñu ñafee ci terrain bi yàlla may ñu ndam nga xam ne mooy gagner mais nag xam nga objectif moom objectif la mën nga ñëw pour gagner keneen tamit day ñëw pour gagner donc maintenant kenn mooy gagner li si am solo même booy perte nga perte les armes à la main comme ni ñu koy waxee nga ñu xam ne joueurs yi représenté nañ dignement le Sénégal sur le terrain et équipe bi ma gis yaakaar naa ni suñ ñafee si terrain bi yàlla mën nañu may la xam nga ñun ak fii bokkuñ comme ni nga ko waxee habitude alimentaire mais bu ma ko joueurs yi waxee démb incha allah on a trouvé une solution ñu woo ambassadeur bi ñu mettre ñu en rapport ak benn Sénégalais buy def traiteur bu nga xam ne ni moom moo fiy toggal Sénégalais bu amee xaw jox nañ ko dépense tey pour mu toggal xale yi incha allah demee aussi dinañ ko def pour que ñu mën a lekk bu baax pour dañoo waroon entraîner aussi li règlement bi wax dañoo war a entraîner Kigali Arena 48 heures avant la compétition malheureusement programme bi ñu jox nekku si donc mais bi ma ko gisee woo naa président fédération rwandais bu nga xam ne sama xarit la Désiré wax naa ko mu ne woon mu ngi xool programmation bi mu ma revenir woote naa aussi Dakar secrétaire général fédération bi pour mu préparer benn correspondance bu ñu war a envoyé leen ko officiellement. mi ngi noonu tey jii sax sunu gaynde yi dañoo tàggatum ca Kigali Arena fa lañ amee seen tàggatum di waajal seen i jongante waaye nag am lu ñu seetlu ki nga xam moo di Pierre Henry ñëwul ci boobu lépp tàggatum donte waxtu rek la durée 1 heure de temps moom dafa nekkoon lijjanti ci ay bagages yoo xamante ni bi délégation bu Sénégal dañ ko daal di woon ñàkk mu réer ñu koy dem di ko wëri loolee moo tax ñëwul woon teewe boobu lépp tàggatum ba tey sport ngir tëj xabaaru marax yi jàppale ni kon sunu gaynde yi nekk ci Europe moo xam Angleterre ba ci France lan def ci ay jonganteem ak Idrissa Gana Gueye mi nga xam dafa lakk caax yi ci ab missile boo xam daanaka dóor bu fort la ñëwaat ànd caax Cheikh Diop. France la ñuy tàmbalee faram-fàccee jaloorey gaynde Sénégal yu ayu bés bi Idrissa Gana Gueye jongante na matcham bu njëkk te dugal bitam bu njëkk saison bi ci championnat bi milieu terrain bu Sénégal bi dugal na bit bu rafet seen diggante ak Brest Abdoul Ahad Diallo sax bokk na ci jongante boobee xibaar yu ñu jot ñeel transfert bi mu war a amal daanaka taxul moom mu teggi tànkam benn yoon donte ne ndaw la Pape Matar Sarr jongante na te it joxe benn passe décisive ngir Metz Tembo ak Reims ku nekk dugal sa morom benn bit Mamadou Lamine Gueye Ibrahima Niane Cheikh Tidiane Sabaly it bokkoon nañ ci jongante boobee ba ñuy tàmbali Alfred Gomis moom mi ngi woon ci camp yi ba ñuy tàmbali tax na ren moo daan Nantes benn bal ci dara ci deuxième division bi foofee Jamal Thiaré tàmbali na waaye dugal na ñaari bit yi may équipe bam bii di Le Havre mu daan Niort ñaari bal ci benn Angleterre lañu wutali foofee Sadio Mané tàmbali waat naa dugal saison bi doomi Sénégal yi daa xaar ñaareelu bëccëg bi rek ngir dugal bitam bu njëkk ci championnat bi ci seen digganteeg Burnley la woon ñaari bal ci dara Edouard Mendy moom it amal na beneen clean sheet maanaam jongante na te encaissé wul benn but góolu Chelsea bi jongante bu am solo la amal seen digganteeg Arsenal ba daan leen sax ñaari bal ci dara Edouard Mendy bi sax mooy ñaar fukk ak ñetteelu jongante boo xam ne amal na ko Chelsea te encaissé wul benn bit ci ñeen fukk ak juróom-ñaari match yoo xam ne jongante na ko moom ñu doon ko gis ci défense bi ay bés yu ñu génn Cheikhou Kouyaté entraîneur bii di Patrick Vieira da ko yóbbuwaat ci milieu de terrain bi
waaye Crystal Palace daal témb ak Brentford kenn dugalul sa moroom dara mu amoon ndam ay bés yu ñu génn ba muy ñëwaat ci première division bi Watford ak Ismaïla Sarr dañoo normelu bi la yoon Brighton moo leen daan 2 bal ci dara Liga espagnole la ñuy wutali foofee Mallorca moo dem fekki Leganés daan ko 1 bal ci dara Amath Ndiaye jooju dugg na ci ñaareelu pàcc bi naka noonu Amadou Loum Ndiaye Liga googee sax boobu mooy tuur Keita Diao Baldé fa lay wutali ndax équipe am bii di Monaco da ko nar a al Valence Italie foofee Kalidou Koulibaly ak Naples ñoo dalal bi ñuy tàmbali waaye daan Venise 2 bal ci dara ñu jeexalee ko Turquie foofee Famara Diédhiou daa dugal ci tàmbali bi ak équipe am bu yees bi di Alanya Sport waaye dañoo daanu seen digganteeg Altay Izmir 4 bal ci 1. Cheikh Diop jaajëf waaye itam jaajëfal sunu gaynde yi yéen gaynde nekkoon ci ginnaaw équipe technique bi ñu doon seetaan tam jàngeen jëf lii moo daal di tëj ci xabaaru marax ci ITV bàyyi leen ak la Total Cheikh Hassana Fall ak invité mu doxal ba ci kanam jàngeen jëf